ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yi ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci benn actualité boo xamante ni def na tour du monde bés yi ñu weesu ab scandale concerné benn application boo xamante ni ay millions de musulmans ñu ngi koy jëfandikoo fépp ci àdduna bi muy Muslim Pro. fii ci Sénégal néew nga gis benn musulman bu am téléphone portable am connexion internet te doo ci fekk boobu application. muy xar la bu lay permettre ngay jot ay notification saa yu waxtu julli jotee di la permettre aussi nga xam fan la penku bi féetee bu dee da ngaa déplacé wu ci zone boo xamante ni miinoo fa mu lay may itam ngay nafar wala jàng saaru alxuraan yi. donc utilité boobu tax na mu bokk ci application musulmane yi ëpp doole ci àdduna bi ndax bu ñu jëlee seulement Play Store 50 millions doomi aadama téléchargé nañ ko ci seen téléphone Android. bu ñu demee ñoom ci seen site nee nañ 75 millions musulmans ñi ngi jëfandikoo boobu application ci ñaari téeméeri dëkk 200 pays yu wuute. donc application bu am doole la dafa di ab xar la boo xamante ni képp ku bëgg a tey contrôler musulmans yi à travers le monde boo ci jaaree mën nga am lépp li nga bëgg. ci noonu la benn information jip fan yi ne ndekete application bi nga xamante ni mooy Muslim Pro dafay jaay ay données wu millions de musulmans armée américaine pour que ñoom waa États-Unis dooleel seeni pexe ngir jàmmaarloog wàllum terrorisme. dinañ ñëw ci loolu naka la mën a nekkee maanaam naka la États-Unis mën a basé wu ci application bi nga xamante ni mooy Muslim Pro pour cibler ay musulmans wala benn groupe musulman ñoo xam ni sax parfois ay innocents lañ toog ñoom seen réew mën di leen envoyer drone pour massacrer leen. enjeu yu garaaw moo nekk ci mbir yi du loo xamante ni jullit yi war nañ ko sàgganee te lan moo tax mbir yi intéressé ñu mooy li tax ñu am ci ñaaw njort ñoom waa Muslim Pro weddi wuñ ci seen communiqué bi ñu génnee ngir teggi tuuma que ñoom doon nañ lëkkaloo ak benn société privée américaine bu ñu woowee Xmode société boo xamante ni spécialité am mooy jënd ay données de localisation di ko jaayaat. loolu lépp daan ci ñëw parce que lii gëstu nañ ko depuis ba scandale bi éclaté pour mën koo leeral suñu mbokk sénégalais yi nga xamante ni ci diine l'islam nañu tënk te installé application bi seen i téléphone te xamuñ lan moo làqu ci ginnaaw. léegi balaa ñuy ñëw ci naka la application bi nga xamante ni mooy Muslim Pro di collaborer ak société américaine bi di Xmode bi nga xam ne ab courtier la ci wàllum données de localisation ak naka la États-Unis mën a jëfandikoo yooyu données ngir cible ay groupe musulman pour di leen envoyer drone di leen bombarder dañuy leeral d'abord kan moo làqu ci ginnaaw application bi nga xamante ni mooy Muslim Pro ki ko créé mooy kan ndax ku ñu war a wóolu la. application bi benn start-up bu ñu naan Bits Media te ñu fondé ko en 2009 moo ko créé kan moo làqu ci ginnaaw boobee start-up benn doomu France la bu ñuy wooyee Erwan Massé jàpp leen benn. ñaareel bi mooy waa ji du musulman kon ñi nga xamante ni dañoo mës a foog ni benn groupe musulman ay jullit ñoo dajaloo créé application bii pour jàppale seeni moromu musulman ngir ñu gën a mën a jaamu yàlla xam leen ni ki créé application bii di Muslim Pro du musulman donte jabaram musulman la loolu aussi baax nañu préciser ko te côté boobu ñu seen xam-xam màcc ci wàllum diine la ñuy bàyyi ñu interpréter ko ci commentaire yi mais lu mënti am te ñu mën ko cee tënk mooy waa ji benn du jullit ñaareel bi benn businessman la boo xamante ni xam-xamam ci wàllum technologie kese la màcc donc lépp lu muy def te mu mën ko apporter le bénéfice ci domaine am da koy def. ci logique boobu noonu maanaam recherche de bénéfice boobu noonu ak rentabiliser effort yi nga xamante ni ñu ngi koy fournir ci application bii di Muslim Pro la ñu collaborer ak benn société américaine bu ñu naan Xmode te loolu ñoom waa Muslim Pro daal di nañ koy confirmer ci communiqué bi ñu def gannaaw bu mbir yi éclaté ne ñoom dakkal nañ seen collaboration ak boobee entreprise américaine. maanaam li wolof naan ku moom xar bi nga bàyyi buum bi loolu la waa Muslim Pro def léegi ñan ñooy waa Xmode ci lan la ñu yëngu loolu lañ fas yéene leeral. Xmode benn société américaine la boo xamante ni liggéeyam mooy di collecter maanaam dajale ay données de géolocalisation ay information wu doomi aadama jëm ci seen dëkkuwaay. benn courtier la boo xamante ni day jënd ay données personnelles ci ay éditeurs d'application ñiy defar application ñiy jëfandikoo suñu téléphone di ko jaay ay entreprise pour seeni campagne de communication et de commerce mais aussi di ko jaay ay gouvernement jëm ci anam gi ñuy doxalee seeni réew ñoom lii mooy seen liggéey. société bii mooy collaborer ak waa Muslim Pro léegi nag lan moo tax ñoom ñu choisir Muslim Pro lu sabab loolu parce que application bii lépp lu ñu soxla ci ñoom domaine bi ñuy yëngu muy wàllum données de géolocalisation Muslim Pro am nañ ko te li ci gën a intéressant mooy application la boo xamante ni musulman yi kese moo ko tax jóg ndax boo jëlee application bi dañ lay demander nga may leen ñu accéder ci sa localisation maanaam yow xam fan nga féetee parce que loolu moo leen di permettre ñu mën laa wax fan la penku bi féetee booy julli
waaye itam mën laa xibaar heure julli yi. donc millions ngi doomi aadama yi jëfandikoo application bi yépp te ñuy ay jullit ñoom waa Bits Media xam nañ fi ñu dëkk maanaam yow mi koy jëfandikoo xam nañ yaa ngi ban pays xam nañ yaa ngi ban région xam nañ département bi nga nekk ba ci déplacement yi nga xamante ni yaa ngi koy def dañuy xam yow fan ngay féetee bu dee ni yaa ngi activer say données wala di connecté wu ak wifi te information yooyu noonu yu am solo la information yu amal njëriñ waa États-Unis la ci politique bi nga xamante ni ñu ngi koy mëne seen armée pour xeex wàllum terrorisme. ci loolu la ñuy ñëw parce que États-Unis ci boppam ñoo wax ni ñoom dañuy jënd ay données personnelles jëm ci wàllum localisation dépensé nañ ci des milliers de dollars au mois d'avril pour ne dañuy xeex wàllum terrorisme. ñoom waa États-Unis dañoo am ci seen armée benn commandement buñ naan USSOCOM ñi ngi ko créé depuis 1987 commandement boobu noonu mission mooy di amal ay opération fépp ci àdduna bi moo xam ay attaque wala yeneen ngir protéger ñoom États-Unis seeni intérêt. léegi commandement boobu noonu ci turu seen porte-parole buñ naan Tim Hawkins dafa xamle lu yàggul ke ni armée américaine day lëkkaloo ak ñaari entreprise benn bi ñu ngi koy woowee Babel Street entreprise la boo xamante ni liggéeyam mooy di tracer activité doomi aadama yi utiliser médias sociaux yi lëkkaloo boo xamante ni da leen di permettre ñoom armée américaine di mener ay opération bitim réew. beneen société bi mooy Xmode bi ñu leen limal sànq ñoon ñooy waa Xmode mooy ñiy lëkkaloo ak waa Muslim Pro armée américaine nee nañ dañuy lëkkaloo ak ñoom mais leeraluñ donné wu yan application la leen di jaay. États-Unis ba tey ci cadre major Tim Hawkins di porte-parole commandement bi nga xam ni mooy USSOCOM nee nañ dépensé nañ au mois d'avril bi ñu weesu $90,000 pour jënd ay licence ngir localiser ay doomi aadama. léegi nag dañuy ñëw ci lan moo tax États-Unis mise ci genre données yooyu noonu ngir jàmmaarloog mbirum terrorisme bi nga xamante ni ñoom dañ ko jël rek jagleel ko musulman yi. ñoom waa États-Unis dañoo dem ba seetlu ni at yi ñu weesu dañoo rey ay milliers innocents ay musulmans yoo xamante ni ñi ngi ci ay dëkku jullit rey nañ ci lu baree bari ci ay attaque drone yi nga xamante ni amal nañ ko ci réew yu ci mel ni Yémen Afghanistan wala sax Pakistan. ndax ci nguuru Obama rek bu ñu sukkandikoo ci média britannique bi nga xam ne mooy The Guardian armée américaine rey na 1147 jullit junneeg téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaari jullit ay innocent rey nañ leen ci ay frappe de drone yi nga xamante ni ñu ngi ko jëmale woon ci ay pays musulmans. attaques yooyu noonu la Barack Obama doon wooyee assassinat ciblé maanaam moom Obama nee nañ liñ ci jublu woon mooy rey ñeent fukki doomi aadama ak benn kese te ñu jàpp ni ci ay groupe terroriste la ñu bokk. maanaam ñoom ñeent fukki doomi aadama ak benn la ñu bëggoon rey jàpp ni ay chef terroriste lañ far rey lu ëpp junni doomi aadama ci attaque yooyu nga xamante ni ñu ngi ko tàmbali le 15 octobre 2010 te Obama moo ko santaane woon rey nañ 1147 jullit junneeg téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaari musulman ñoo xam ne ay innocent lañ rawatina ñu doon ay xale ay jigéen yoo xamante ni seen yoon newul ci ay jàmmaarloo. léegi loolu moo tax États-Unis nee nañ ngir bañ a juumati ci doomi aadama yi ñuy rey ci dëkku musulman yi. moo tax ñu ne ñu jënd ay données de localisation ba bu ñuy ciblé benn nit wala ay chef ñi nga xamante ni ñoom la ñuy dippee ñoom terroriste ñu mën a xam exactement yow ban bërëb nga nekk ban quartier nga féetee ba bu ñuy bombarder zone boobu noonu ak ay drone mën laa atteindre. te bu dee ni loolu kese lañ ci jublu ñoom waa États-Unis ñun ñëpp xam nañ ni Muslim Pro mooy application bi gën a efficace ndax mboolem doomi aadama yi koy utiliser tey musulman ku ci ne waxuma réew bi nga féetee mais même quartier bi nga dëkk sa emplacement wu kër. ñoom dañ koy localiser. léegi ku ci nekk mën nga def sa propre interprétation Muslim Pro weddi wuñ ni doon nañ lëkkaloo ak société américaine bi nga xam ne mooy Xmode benn ñoom waa Xmode te seen activité mooy jënd ay données di ko jaayaat te du n'importe quelle donnée ay données de localisation lay doon ñoom waa Xmode partenaire rek ak armée américaine ñaar ñetteel bi mooy ñoom waa armée américaine weddi wuñ ni dañuy jënd ay données de localisation ngir mën a tracer jullit bu dee ne dañ leen ciblé ngir nee nañ xeex lu jëm ci terrorisme. kon ku ne mën nga tirer sa bopp conclusion ndax objectifu vidéo bi mooy rapporter mbir yi nu mu demee ak relation bi dox diggante Muslim Pro ak société américaine bi nga xam ne mooy Xmode te ñuy jaay armée américaine ay données de localisation bu ci noppee nag bàyyi ku nekk interpréter ko. en tout cas ñun ñii di wax ak yéen ba mbir yi éclaté ba ñu gëstu ko ci lañ désinstallé application bii di Muslim Pro ndax dafay lakkem du lakke bañ a dugal sa loxo moo gën. application bi moom képp kuy musulman war nga ko moytu bés ni ki tey ndax même bu dul dara sax
même buñ la ciblé wul yow mi nga xam ne yaa ngi koy jëfandikoo te nekk Sénégal jàppal ni ñi ngi jëfandikoo application bii di ci ciblé yeneen pays musulman di ci bombardé ay innocents yoo xamante ni ñoom seen yónneewul ci wàllum guerre di ci rey ay xale di ci rey ay jigéen di ci rey ñi nga xamante ni dañu néew doole loolu rek mën na bàyyi xel kon jàngatu tay bi loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf